incha allah ba weeru koor bi di jeex mais damay dellu ci père ñëwaat ak yow ci kàddu mag yi lan la mag yi doon wax démb te jëfewuñ ko tey ñu ànd ci ak yow kàddu mag yi. waaw li mag ñi doon wax démb te jëfuñu ko tey kooku day neex ndax nee naa la nett li bañ nañ dem si yàlla sax am na jëmm ju toog ci saal bi moo woy ne buur ñu ne mu ne buur yàlla moom moo ci ànd lu sunu borom sàkk la. ñu ne mu ne lu sunu borom sàkk te dugal ko loxoom nag képp kuy bëreeg yàlla war a tiit kon na ngeen ci ànd moom moo ko wax. ba mu ko waxee ñu ëlbatiku ñu ne buur ñu ne ñett ngi nii ëpp nanoo dugal ci nguur waaye ñett ngi nii ëpp nanoo génnee ci nguur con bàllaago mu ne sama bopp ma la gënal dug bañ naa la nee na kooku ëpp naa dugal ci nguur. nee na nguur yàpp ak naan folli ku day bette nee na kooku ëpp naa dugal ci nguur nee na lu ma am def ci sama bopp loo am ma bokk ko ak yow su ay wa jotee ma daw bala ak réew mi nee na kooku ëpp naa dugal ci nguur waaye nee na ñett ngi nii ëpp na noo génnee ci nguur ñoo bokk réew mi maa ngi moom de tegganuma nee na kooku loo ko dénk dina ko ñoŋal kooku ëpp naa génnee ci ak nguur jomb naa ko lépp lu ma jox su dee ab junni ren balaa déwén dinaa ko ful def ko million nee nañu kooku ëpp naa génnee ci nguur nee na fu mu dee ma dee fa ndax bi may fal amoon na ñu bari ñu mu waroon a fal te falu leen ma ne fi ak moom kon dëgg laa koy wax ba keroog luy xew ñëw nu bokk ko man ak moom nee nañu kooku ëpp naa génnee ci ak nguur nee nañu nag soo leen boolee ñoom ñëpp sëñ Tuubaa ne bugguma ci kii mu dugg ci ñoom ñu ne ko kokkan la mu ne ab sëriñ ñu ne ko lu tax mu ne ab sëriñ ci buntu kër buur mi ngi mel ne wañ ci kaw neefere ba mu ko waxee keroog coow dafa bari lool ndax ca dëkkale la ko waxee moom Lat Joor tëb daat ne waaye lu gën a gi wax ni kii dama ko digaaleeg moom bàyyi xaali ma jaxate ne ko déedéet jant boo ko digaalee ak moom di nga ko rëccu ndax musumaa gis ku ko digaaleeg moom ba jëlee ci ndam mu ne ko xanaa déggul li ma la mu ne ko lan la ma wax mu ne ko xanaa kon man maay neefare wi mu ne ko man mi nekk sa wet nag di la atteel man ak baayam xanaa kay kon ñun nay weñ wi bàyyi ko bu ko def bu ca ànd li la wax daal ab sëriñ ci buntu kër buur nii la mel nee na nu weñ la ci kaw neefare. papa wuy Pape Makhtar. kooku da nga koy laaj taalibe sëñ Touba yi. non déet man wax ma wax sëñ Touba. sëñ Touba moom moo ne sëriñ ci buntu kër buur. non man foofu laay waxee. non man wax ma wax. man waxi sëñ Touba laay wax suñu royukaay la. man waxi sëñ Touba laay wax. non man kay laajuma man li ma wax. si royu sëñ Touba suñu royukaay la. lu mu fi bàyyi ci ay leçon lu ñu si bàyyi si ay leçon. léegi looy laaj dañ koy jàng. bu dellu ginnaaw yow kay xuusal rek. déet mais dama ni ci caractéristique yi nga wax. boo nuwee que ni Serigne Touba nga xamante ne nu mu fonkee xam-xam. waaw nee na. boo nuwee tamit. nee na waaw nee na waaw eggal nee na ñu fonkee xam-xam. bind ay téere bàyyi fi. waaw nee na nee na ab Serigne ci buntu kër buur. non man waxuma loolu dama ni. looy wax boo nuwee booy wax ci caractéristique yi boole ci xam-xam parce que jukko baax na loyauté baax na. man lii sama Serigne wax laay wax. waaw Serigne bi yaakaar naa ne lu muy tàggat. taalibe mi ci xam-xam la kon tey jii bu ñuy dellu ci xam-xam yaakaar naa bu nekkul woon ci xam-xam sëriñ bi du bind bàyyi fi dafa bind bàyyi fi pour ñu jël di jàng mu def aussi pour ñu koy ay waxam laa nettali rek waaw déet wax yi tamit bul ko yemale ci jikko man foofu laa yemale baax na am na importance mais aussi xam-xam mooy tax ba réew ñu mën ko génne ci guuta loolu yow la mais man lii sëñ Touba wax moom laa nettali waaw non bul def amalgame parce que ñu nekkuñu déplacé débat bi ci Serigne Touba lu mu wax man ay waxam di interpréter ay kàddu Serigne Touba Xaadimu mënaloo ma daara te soo bëttee non man jéemuma la mënal dara xam mais dañuy wax maanaam ci kàddu yi ma wax dama ne mënoo koo teggi waaw déet xam nga teggiwuma ko mais dam ciy dolli mënoo ko déet man bul ma dolli loolu doy na ma dam lay dollil parce que waaw li sëñ Touba wax doy na ma dam lay dollil sëñ Touba ci wax ji li mu wax rek doy na ma waaw li sëñ bi wax rek waaw foofu rek laa yem sëñ Touba moo ko wax nee na ab sëriñ ci kër buntu kër boobu nee na weñ la ci kaw lii père wax d'accord naa ci ndax tey da nga koy xool tey bu fekkee ni borom xam-xam la borom xam-xam bu daw tafu ci état tey plus tard dafay réeroog yeneen borom xam-xam yi parce que chaque jour tamit day jël benn noppam daal di jox état. non kooku mbaam mu sëfi téere la waaw loolu Serigne Touba non kooku mbaam la mu sëfi téere parce que am na borom xam-xam boo xam ne non kooku mbaam la mu sëfi téere waxuma kooku gis nga xam nga da nga mën amalgame nag mënuma amalgame kat damay leeral li pour nga déet li nga wax da nga ko bëgg a wax bay ñemewu ko man bëréew ma bay daananteeg yow booy bëri nga dem ci Balla Gaye ak ci Yékini man dama ni li nga wax dafa am solo parce que wax na
jikko wax na loyauté wax na yeneen ak yeneen mais bu ñu fàtte xam-xam ndax bu nekkee waxu ñi nga xamante ne mooy mag yu baax yi fi nekkoon seen wax aussi bu ñu fàtte ni ci xam-xam la doon tegu seen wax aussi bu ñu fàtte ni dañu am luñ fi bàyyi ay téere la li ma wax léegi dafa am dara lu ko moro dama ni non dama leen ni nga dolli ci xam-xam non dolli ma ci li ma wax doy na xam-xam sëkk bu ñu waree gérer li ma wax yaakaar doy naa na aussi sëkk loyauté am na solo yéen am na solo mais xam-xam am na solo moom dafa wax ba pare nga ne ko ani xam-xam ana xam-xam loolu nga wax man li ma wax doy na sëkk xam-xam j'ai pas compris fii daal naa ne non fii moom jeex na moom tey lu ma ci góobee dinaa ko def waaye fii moom su ma fi jógee dama bëggoon mu dolli ci xam-xam di jóg jeex na fii moom jeex na moom waaw d'accord dama bëggoon mu dolli ci wax ji mu dolli ci xam-xam parce que aussi bu ñuy jël waxu sëriñ yi dañu am tendance di def loolu même sax waxu yàlla bu ñu waxee dañuy jël lu ñu arrangé rek denc nii jël leneen li nga xamante ni da ko wax duñ ko appliqué sëriñ yi li ñuy wax tout le temps xam-xam da cee bokk bu ñu nee ñu dem jàng ji xam-xam moo tax ñu naan nañ jàng ji ku bind téere bàyyi fi am na lenn luñ ci wàññi ak luñ ci yokk pour ñu mën si jàng donc bu ñuy wax dara bu ñuy wax dara ci gaayan bu ñuy wax dara ci njiit wala ci loo xamante ne dafa war a doon ci buur ci jukkoy war yaakaar naa ni sëriñ bi aussi je ne comprends pas franchement parlant yow li nga koy laaj ak li mu wax presque ñoo bokk ndey ak baay non dama koy dolli xam nga moom dolli baax na bëgguma la dolli ma comme nekkatul waxam gune gu tuuti wax na ñu yow tam nag yaa ngi def nag hors sujet baax na parce que lii nii charme émission bi lii ci la bokk non li teg ay wax déedéet non mais non itam père dafa la doon yokkalal rek il faut pas ñu victimiser wu il faut qu'on évolue ñu évoluer tamit Pape Makhtar li mooy charme émission bi bon mais juste que père Mangode bu nekkee dam la wax loo xamante ne da nga jàpp ne lu teggi ne lu ñàkk teggi ne la maa ngi jégalu mais yaakaar naa ne bu ñuy waxtaan ku nekk am na sañ-sañu aussi boo waxee dara ñun la war nañu mën a compléter ci benn wax mais du pour la manqué la dara alors loolu déedéet man maa doyal fii wax naa la ko ma koy néga moom loolu waaw d'accord waaw Papa Thione tout à l'heure maa ngi koy wax gis nañu Mouhamed Mbaye nu mu doon taggee sangu-sang yi Papa Thione yow nga way yonent bi Papa Thione toujours ñu bëggoon rek nga wax ñu par rapport ak cohésion boobu ni mu doon taggee yonent bi noo ko gisee moom ñee naa ko lool wax dëgg yàlla ndax su ma sañoon lii mu xam ci yonent bi ma xam ko dem naa sax ba koy dog dëgg pour laaj ko mooy yow lii foo ko jànge parce que boo ko xoolee ak ni mu taxawee xam naa ne bon làkk nay nawet waaye itam du lool alors yonent yàlla Muhammad moo gën lépp lu yàlla bind képp koo dégg ak ku mu mënti doon ci barkeem lañ la compal jox la donc wax firi lu wér man de su ma ko mënoon xam naa ne sama woyu yonent yàlla Muhammad ba dina gën a neex waaw léegi nag comme dégg nañu fii dinaa la invité ci benn son boo xam ne moom lañ ko woy bu ko defee yow itam nga barkelu ci da ci indi sa apport vraiment ba tubaab fa kàlla parce que wax ji leer na nañ waaw wax dëgg yàlla sama mbokki Laayeen itam vraiment ay jàmbaar lañu ñu ngi def lu métti nag woor ba pare di woy waaw ndax woy fii la biir la donc mais vraiment baat bi wuyu na tubaab fa kàlla yàlla na ko yàlla ful ñoom tamit way nañu corona bi ñoom ak moom boo xoolee dafa naa moom moo ko tëj moom Pa Moustapha Mbaye benn jàngkat yu bëree bëri ni ngeen waaye corona bi ñoom tamit pare way nañ ci def ci tawxiid bu yaatoo yaatu sax nga ñëw ci télé yi justement Papa Thione yow way nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lan nga ci wax ci way bi du ma ki lay njëkk a way du ma ki lay mujjee way te maa gën a tuuti ci ñi la way waaye xam naa ne daal li ma leer te leer yow yaay waaja yow mi lañ doon seet macha allah waaw loolu de laa wax ci Seydina Limaamu aussi way nga ko maam Limaamu day waaw way naa ko way boo xam ne nag moom tam woy la bu ma teylu parce que su ma rappelé paroles yi bu doon mariage
maam Limaamu tebbi na aas loolu maa ngi koy fàttaliku ci woy bi bàyyi lay bàyyi na fi trace bàyyi lay amul benn mas da nga bett nag. père da nga mën rimé nag yow si sa woy moom dañ ciy gis macha allah ay doo lan doo soosu. du ma soosu Arigo. en tout cas alors ta Aïcha ñu bàyyi la peut-être ak. Mohamed Mbaye Papa Thione vraiment ñu ngi lay jaajëfal bu baax sama première question nag yow laa koy jagleel ndax seetlu nañ ne yow parolier bu mag nga. macha allah lépp loo woy rek njàngat la te dañ ciy gis lu bari ci ñi nga xamante ne àdduna noonu lay doxee est-ce que jotul fii mu nekk nii yéen ñi nga xam ne yéen ténor ci wàllu woy ci Sénégal ngeen taxawal ab kuréel boo xamante ne rek kuréel la boo xam ne dina mën a accompagner gunge xale yi nga xamante fii mu nekk nii dañoo xaw a mel ni ñu jaxasoo ndax kii sànq dafa xaw a sàq mi sama lañ ci xale yi tëb fecc mbalax ci ñoom loolu rek la ñuy yëngatoo yéen bu fekkee ne yow macha allah am ngeen jaar-jaar boo xamante ne tey jii xale bu leen fi ngeen teg seen tànk xale bu fa teg tànkam rek du réer ndax fii mu nekk nii loolu mën naa ne. loolu xam naa fi nga jëm doon la mën a nekk bu ñu jëloon tey jii ñu officialiser ne xale bu ciy génneeti woy ni lañu woo ku mel ni Pape Matar mu toog Thione Seck diw ak diw ak diw Ismaël Lo Baba Maal nangam pour ñu xool déjà texte bi xale bi bind ndax bu texte fulaa la wala vrai texte la bu fekkee ne vrai texte bi dafa xaw a manqué ñun mag ñi ñu mottali ko ba du am ay daraay woy caxaan li nga wax ci côté boobu lay amee sens parce que xale bi boo ko jegee mu jege la xëy na même bu ko naroon def ci rythme sàngam sax mën ngaa dévier rythme ba nga xam ne dina mbalax mais du nekk mbalax trop poussé ñoom nag ñoom moom seen génération te loo ci wax ñu ne ba dafa soxor donc da ngay obligé rek nga bàyyi na lu mu jàll mais man d'accord naa ci li nga wax chaque fois sax damay wax naan que c'est bien ñu woy I love you my lover chéri moom ko chéri sama ndaanaan dak c'est bien ndax ci tool bi la bokk mais bu ñu mënoon xool nag yeneen actualité yi nga xam ne tam am na sens lool parce que waxuma ko pour man xanaa ba Wally di bind Ngóodo Amina fekk la fi. Wally nag mosul bind ba ñu ne ma papa bi laa bind man mosuma bindal Wally mosuma ne ma tam papa bindal ma loolu tam ñu bari dañ ko réere mbir. léeg-léeg daal dinaa gis rek léeg-léeg mu jël benn woy boo xam ne woyaat naa ko jël daaj. jërëjëf Papa Thione beneen question bi moom maa ngi koy jagleel docteur Pape Malick Diop docteur dëgg la réew mi ñi ñu dénk wàllu paj mi def nañu ay jéego yu mag ci wàllu coronavirus bi loolu moom wax fa dëgg yàlla ci réew mu toll ni Sénégal bu ñu xoolee yeneen réew yi rek macha allah yàlla mi ngi ñu ciy jàppale waaye fii mu nekk nii yëf yi mi ngi dox benn gaawaay boo xam ne amaana xëj na dinañ dem foo toll fuñ ko dul mën a canaliser maanaam yegg foofu est-ce que buñ fa yeggee mën nañu wax ñu bëri di koy junj muy confinement ndax sénégalais fii mu toll nii war naa mën a jot ci li noo wooye confinement est-ce que xam nañu exactement confinement lan lay signifier loolu laa bëggoon nga leeral tuuti. waaw mooy ci li ma doon wax sànq rek joxe ay expérience yoo xam ne yenn réew yi am nañ ko yenn yi dox yenn yi doxul ci mbirum confinement moom lu simple la tey ni ñu waxee ne képp ku nekk ci benn région mënoo fa génn kenn mënul dugg kenn mënul génn dañ koy gën a lawal yóbbu ko ci biir kër yi ci biir dëkkuwaay ne képp koo xam ne tey am nga benn lieu d'habitat foofu doo fa génn c'est-à-dire dañ naan
confinement bi bu dee 2 semaines la bu dee 3 semaines la yaa ngi dëkk ñaari tali unité tel foofu ngay toog sauf cas de force majeure wala nga nekk ci corps médical wala yooyu en tout cas daal y a des comme ni ñuy wax rek aujourd'hui ñi nga xam ne entre les régions wala couvre-feu par exemple boo nekkee corps médical mën nga génn parce que c'est normal parce que da nga nekk ci mbirum faj wala nga nekk ci gendarmerie takk der ak yooyu donc ça veut dire que période bi ñu koy def amoo benn possibilité génn fi nga xam ne foofu nga nekk te pourquoi loolu sa question bi am solo situation maa ngi doon wax léegi gestion épidémie situation bi lu mu laaj rek loolu la ñuy def bu fekkee ne situation bi dafa laaj ñu tëj frontière kenn mësu ko xalaat dañ koy tëj nu mu munti demee dañ koy tëj bu fekkee ne situation bi dafa toog ba si yàgg ñu gis ne laaj na ñu tëj région yi dañ koy tëj loolu am na bu fekkee ne situation bi dañuy laaj ne rassemblement dootul am juma église et cetera dañ koy tëj dañ koy def kenn xalaatu ko woon bu fekkee ne situation bi dafa laaj confinement ba comité bi décidé ko ce sera la même chose confinement bi day am te bu boobaa nag la situation quelle que soit la situation nit ñi dañu conformé wu parce que règle obligatoire lay nekk réew yu bëri tey. mais docteur est-ce que yaakaar nga yow est-ce que xalaat nga ni que instant bi situation bi toll na foofu parce que on parle de confinement ta Aïcha wax na ko mais est-ce que tey jii tolluñu foo xamante ne même suñu waxu confinement général ñu waxu confinement circonscrit. situation day évoluer situation dafay évoluer parce que évolution bi mënoo ko déterminer comme ça c'est-à-dire même virus bi en soi ni muy évoluer ci temps bi. loolu du yow yaa koy déterminer c'est-à-dire situation bi moo koy indi situation bi mooy dem ba si ak cas communautaire yi yokk li nekk si ginnaaw en général buñ ko analyser dinañ xam lan la par exemple aujourd'hui cas communautaire bu yokkoo am na lu tax mu am tey exemple bi dafa leer ñu ne am na koo xam ne dafa jógee gox bi dem gox bee feebar na xëy na xam na ko xamu ko mais feebar na dem na ci gox boobu wàll na 25 nit loolu xam nga loolu personnel médical mënu ci dara nit ki si boppam moom moo hors la loi ba def li nga xam ne moom moo tax loolu am donc situation bi dina toll foo xam ne kenn du laaj avis kenn dañuy naan pandémie bi dafa laaj ñëpp dugg seen kër toog fa dañ fay toog ci nii wala ci naa donc loolu situation balaa ñuy yegg ci situation boobu nag li gën mooy nit ñi def li nga xam ne tey jii nii loolu moom moo war li war mooy population yi respecter règles yi ñu leen wax parce que nit ñi bu ñu respecter règles yi ñu leen wax bas bi day dem je suis formel nit ñi bu ñu respecter règles yi ñu leen wax ku si nekk booy génn farata mooy tax ngay génn doo jege ki nga xam ne da lay wàll di nga sol sa masque et cetera doo dem ci rassemblement bu ko ñëpp defee gox bu nekk ñëpp def même chose temps la rek virus bi moom day xool day